mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futur Média ni ñu leen ko waxee benn accident bu miti mi ngi am nag ci alxames ji ci boori kon Diamniadio foofa la yëf yi xewee benn camion ak benn bis ñoo mbëkkante bis bi nag ni ngeen koy gisee ni moom moo dem ba dal kon ci kaw camion bi chauffeur bi mu demee ba gis ni yëf yaa ngi compliqué xam na ni kon faaw choc am moom dafa daal di cëppeelu daw bàyyi client yi ci biir loola waral nag accident bi miti gën ngaa néew xayma nañu ci lu ëpp ñeent fukki nit yoo xamante ne rek jëlee nañu ci ay gaañu juróom yi nag ñoom ñi ngi woon ci état bu doy waar sapeur pompier yi ñoom ñoo mujj ñëw kon indi kon ay moyens ay jumtukaay ngir génne yenn ci blessé yi ndax dañoo mujjoon tàncu daal ci biir bis bi yenn ci image yi sax dafay xaw a choqué am ñoo xamante ni kon xëy na bu ko seen xel nangul wala dara ñu bañ ko xool Salimata Seck lañ ci àndal. deret ju bari ay nit yu am ay gaañu yu metti sax bu ñu sukkandikoo ci seede bi. ñun sant nañ yàlla dara daluñu mais am na ay blessures yu graaw koo xam ne tànk bi dafa dagg ba wadd ñun gis nañ loolu ak yeneen femmes yoo xam ne di yëpp daf blessures yi bëri na daal blessures yi bëri na te tamit métti na. lépp mi ngi jóge ci bus bi gannaaw bi nga xamante ni chauffeur bi dafa rek mbëkk camion bi gaare woon ci kanamam. oto bi amul frein te waa ji li mu doon daw dafa bëri après nag bi mu ñëwee bi muy gisee ne oto bi mu ngi dal si benn camion après moom chauffeur bi ci la cippeelu wàcc. mais affaire bi grave na trop quoi parce que muy toll fee di ñëw moom gis na camion bi mi ngi gaare camion bi nag xaw ma dafa paan xaw ma nu mu demee noonu bi mu ñëwee ba jub si camion bi. si la xool laal frein xam naa amul dara moom chauffeur dafa daw ñëw ci ginnaaw moom loolu moo ko muccloo sax. moonte ne de laataa ñuy départ ñi nekkoon ci oto bi waxoon nañ ko ni ko pneu bi am na sikki sàkka. chauffeur bi daal lu si mënti am moom moo ko tey parce que pneu bi peer na wax nañ ko signalé nañ ba sonn mu bañ ñu signalé depuis 8 heures la ñu jënd ticket 8 heures ba léegi ñëw ba tere nañu fi ba ay 17 heures di def accident si yoon moom moo ko tey. donte ni rajo yeeg télé yi ñu ngi wéyandi di ñaax chauffeur si ngir ñuy daw ndànk dal ndànk ci tali bi mu mel na chauffeur si ñoom dégguñu ko ndax doo toog semaine te déggoo ñu ne accident am na te dégâts yu muy def bëri na te day metti loolee tax ba ñi nekkoon ci oto bi ni lii bëggatuñ mu am. gars yi war nañu xoolaat oto yi bu baax daal di xool oto bu toll ni war a dem Dakar ba Kaolack amoo frais loolu tam jaaduwul daal. jot na mu dak métti na ci askan wi rawatina ñi ci si biir kaar bi di dund bi situation Kaolack sax googe bis bi jóge woon fa la ñuy dem ndax tey ji ci ngoon la ñu fay jëbal boromam kii di imam Barham Diop mu di ko ñu ràññee ci wàllu diine l'islam ndax taxawaay bu mu ci am néew bi nag démb la yegg si fii ak délégation bu am solo tukkee foofa ca Maroc dañu fay fekk ji kii di Ibrahima Diamé Ibrahima ñu ngi lay nuyu. Ibrahima Diamé mel ni kon yegg seegul dinañu dellusiwaat ci moom wax nag ci weeru koor wi commission bi nga xamante ni moom mooy séntu weer wi ñoom danañu daje kon tey jii bu 19h maanaam 7h tegee fanweeri simili la ñu ko jàpp ci école supérieure africaine d'études islamiques mu di kon séntu bu njëkk tombeek ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru kon Chaban ña ngi koy defee fële ca buntu Pikine en face cité Lobat Fall. ci mbir moomu nag jàpp nañu ni am na ñoo xamante ni ñoom jot nañ cee wax mu di astrologue yi ñoom jàpp nañu ni weeru koor wi war nañ ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin mu di ay position ci biir yëf yi Maymuna Njaay saytu nag ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ñii ne ñaar fukki fan ak juróom-ñeent la ñuy séentu weeru koor gi commission bi saytu nag samedi gi la ñu nar a daje. samedi le 28 ci weer wi nu ne ca lañ koy séenu boo séentoo le 29 boo ko gisee ci ëllëg sa dimanche mooy koor mooy 29 buñ ko gisul ci gannaaw ëllëg sa di lundi di 30 mooy koor. ci wet ga astrologue yi nga xam ni ñoom seen liggéey mooy saytu biddiw yi ñoom li ñu xamle mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci la ñuy tàmbali weeru koor gi. Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mu ngi taxaw ci chiffre 92 2 fois 9 18 18 boo jëlee 1 ak 8 nga joxe ko muy 9 soo ne 29 jours 2 fois 9 18 29
ak nu mu tuddati 12 heures yi boo jëlee 12 heures yi nga jël 1 ak 2 nga muy def jox la 3 nga multiplier ko par 9 mu jox la 27 nga retomber sur le 9 le chiffre parfait. ci nii nag mu mel ni dara leeragul astrologue yi ñoom ñi ngi sukkandiku ci biddiw yi commission bi ne charia lay tëral. weer bu jot dafay am une conjonction boo xam ne ni à n'importe quelle heure de la journée conjonction boobu war na mun dafay war a nekk c'est un rendez-vous immanquable. yàlla nag dafa ne na ngeen séenu weer gu jot na ngeen ko séenu bu ngeen ko gisee weer wi jeex na su ngeen ko gisul mottali leen 30 kon loolu la ñuy def rek léegi nag séentu bi nag naka lañ koy séenoo borom xam-xam yi ñu ngi koy commenté. ñaar fukki fan ak juróom-ñett wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent lum ci mënti doon commission bi nee na ren dina jël ay matuwaay yu mat képp ku woote dinañ xool fan nga bàyyeekoo ak ki la yabal. Kaolack gi ñu leen doon wax ak lu soxal Imam Barham Diop ñu fas ko yéene jébbal boromam néewam nag niñ ko waxee yegsi na ànd ak délégation Ibrahima Diame mi ngi ci ligne bi Ibrahima ñu ngi lay nuyu. mën nañoo jàpp ni kon foofee ca Kaolack askan wi rawatina jullit yi ñi ngi ci waajtaay yi ngir jébbal ki di Imam Barham boromam. waaw ñoo ngi ci wàccaay gi bu baax a baax ndaxte bu ñu jullee tisbaar rek lañ koy rob foofu ci xabru El Hadji Ibrahima Niass kon ngoone bu ñu waxee ci oustaz Barham Diop nekkoon na koo xamante ne jege woon na lool ci di El Hadji Ibrahima Niass nee nañu sax bi mu amee ñaari at ci la ko baayam di Mahmoud Diop denk kooku di Baye Niass mu yar ko kon ci ay loxo Baye la màggee moom moo ko xamal lépp lu nga xamante ne oustaz boobu xam na ko nee nañu sax lépp loo bëggoon a xam ci Baye oustaz Barham Diop moo la ko mënoon a wax oustaz Barham Diop mu ngi juddoo ci atum 1932 moom nag ay conférence la doon amal ci Baye bi mu feebaree nag ci Italie bi muy feebar sax ci Italie la ko fekk moom mu waroon fa amal ay conférence bi ko feebar bi sonalee lool daanal ko ci la ko njiitu réew Maroc jël andi ko foofu ci dëkkam parce que xam nga ne ngoone diggante Medina Baye ak Maroc dafa doon loo xamante ne dëgër na lool kon vol spécial la ko njiitu réew Maroc defal andi ko niki démb si ngoon ci aérodrome Kandar donc démb si ngoon ci booru 18h ci la avion bi wàcc ci Kandar ñu yóbbu ko ci mosquée wu jumaa wu Medina Baye donc fi mu toll nii gaa yaa ngi ci wàccaay bi xam naa ne rek bu ñu jullee tisbaar ba noppi danañ ko denc foofu la ci wetu Baye Niass. di ñaan rek Ibrahima fa mu jëm gënal ko fuuf fi mu jógee réccu kon li mu fi doon jaaree sax moom Imam Barham Diop di ku liggéeyal l'islam ñu koy jàllee njaboot gi yëpp rawatina njabootuk Baye Niass ab communiqué la lii moom tukkee ci ministère de l'intérieur di tere lépp lu yor soxal yoruk ngànnaay kon la ko dalee ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin ba ñaar fukki fan ci weeru sulet waaye it lu demee ni jënd ay essence ak yooyee ci station yi waaye ci détail Fat Bintou Konté di dikkaat ci kayit gi li mu wax. benn communiqué bu ministre de l'intérieur génnee démb xamle ne ni ci diirub weer maanaam du 24 juin ba 20 juillet kenn warul yore ngànnaay ci biir réew bi li communiqué teg na ci waxaat ni kenn warul yore yooyu ngànnaay di ko doxantoo ci mbedd mi wala nga yóbbu ko sa bërëbu liggéeyukaay disposition beneen bu mu ci teg mooy bi li communiqué concerné na sénégalais ak tamit doxandéem yi nga xam ne ñu ngi suñu biir réew yoreb ngànnaay tere nañ leen ko moom ministre de l'intérieur xamle nag ni li nga xam ne moom mooy njaayub essence jamono ji da koo tere ci ay bidon ba tax ni ñi ngi koy nangul rek mooy ñi di jaay boulangerie te yor groupe électrogène ak ñi nga xam ne yeneen activité ñi ngi koy def te soxla essence bu ko weesoo keneen duñ ko jaay essence détail ci ay lépp na Fatou Bintou di am solo loolu ci élection yi ñu dëgmal liñ ko xamee élection gox-goxaani locale dimanche bi kon la ñu ko jàpp tey nag di bis bi mujj ci campagne électorale booba niñ ko waxee rek ku ne it di génne sa feem ngir askan wi bàyyi la xel ndax la ca des bareetul ñu dem ca quartier général Aminata Touré kañu fa yabal Maymouna Ndiaye moom soxna si campagne na ni moromam ngir laaj diwaan ba Grand Yoff googee la bëgg
fu mu ci toll nag ci yu mujj yi waxtu yu mujj yi Maymuna ñu ngi lay nuyoo. Ngoné. Maymuna foofee nu mu tëddee. fii Ngoné soxna Ngoné boo ñëwee li ngay njëkk a gis ci mbedd bi mooy ay oto yu takku oto yi nag nataalu am na reculé nañ ci def boo leen rombee tuuti oto yi yaa ngi gis benn garab bu mag nit ñi daal fay toog ku ne daal yaa ngi waxtaanee lan lañ nar a amal tey jii ci ngoon ñu bëri ci ñoom nag boo xoolee seen suufu tànk sax di fa gis ay carte crédit yu bëri mu wan la ne ñu ngi ci coordination bi ku ci nekk la ngay wax sa téléphone ba mooy ku jël téléphone bi yaa ngi naan féministe foo leen toll ci liggéey bi ndax nit ñi mobilisé wu nañu bu kenn def loolu rek la ñuy wax léegi nag ba ñu duggee ci biir kër gi ñu fi fekk benn salle bu mag salle bi nag benn table rek moo fa nekk ay chaise yu bari rangale fa yeneen néeg yi moom ay pancarte ci mel ni pancarte affiche ay yeneen xeetu yooyu lañ def ba mu fees daal koy tëj bi ñu jokkoolee bu ñu waxee ak coordonnateur comité électoral bi moom di wuyoo ci turu Cheikh Bakhoum moom lu ñu wax mooy bu ñaari waxtu jotee ci la Moustapha Diakhaté di ñëw ànd ak Youssou Ndour ñu ànd ñoom ñëpp den ci askan wi wax ak ñoom bu loolu ñu ko tuddee méga caravane dugg ci biir askan wi bu weesoo loolu nag takkusaan dinañ dem amal benn meeting bu mag fële ca terrain xaar yàlla bu ñu fa jógee nag daal di tasaaroo ku ne dem say yite. ok Maymuna dikk na ci programme bi kon caravane méga caravane la ñu wax ci ngoon waaye it lu soxal meeting foofee ca terrain xaar yàlla professeur mel na ni kon gars yi ñu ngi ci réglage yu mujj yi ngir dëgmal dimanche ministère it sànq dégg nga ko ñoom it ñu ngi ci waajtaay yi violence bi ñu fi nimiku woon ñu koy bañ ci tënk noo tàmbalee noo gisee campagne gi laataa ñu cee gën a suux. waaw campagne bi bari na violence te violence yi bari na ci mbedd li ko indi nag bari na ndaxte élection yi dañuy tànn ñi war a jiite gox goxaan waaye liñ ci séentu woon li nga xam ne moo ci waroon mooy ku ci ne indi sa tërëliin maanaam li ñuy wooyee programme ak wax bu ñu la tànnee naka ngay doxale waaye ay dige ñoo ci ëpp te it bu leen fàtte ne élection gox-goxaan la wante ñu bari ci la ñuy sukkandikoo falu te suñu faloo loolu waajal élection présidentielle ak élection nationale yi ci la ndax ku ci ne gox-goxaan ba nga falu la da ngay liggéeyal ka nga faral ca élection présidentielle. mais professeur li ngay expliqué nii est-ce que yaakaar nga ne askan wi comprendre nañ ko noonu est-ce que amul déficit communication xëy na benn campagne bu ñu waroon def parce que ñu ci bari xëy na dem nañu ba yëf yi jaxasoo yenn gox yi liste yi bari nañ xamuñu par exemple bu ñu falee kii fu muy mujj ak lu mu mën a jur. li wóor ba wóor mooy boo ko dee seetlu lépp léegi ay ñëpp commune lañu maanaam ay maire a fay nekk waaye soo ko dee seet ci élection locale yi. communauté rurale yu jëkk ya foofa la nit ñi gënoon a waggar ci affaire élection ndax xam nañ la muy tekk ci ñoom ak njëriñ ba mu leen di amal wante ci dëkk yi maanaam ci kaw gi daal waa kaw gi ñoom xam nañu lan mooy communauté rurale laggi nañ ci xam nañ doxalin bi xam nañu itam dinañ déglu nit ñi bu baax déglu seeni tëralin te xamante nañu waaye bu dee ci taax yi waa taax yi ñoom soo ko dee seet ñi ci ëpp ci politiciens yi li ñuy wut mooy liggéey métier lañ ciy wut emploi ndax njëriñ li ciy mën a juddu jëm ci seen bopp ak njëriñ li ci mën a juddu jëm ci ñi ànd ak ñoom loolu nag moo tax violence yi bari. mais ci wàllu ndax yaakaar nga ni communiqué bi ministère génne ci yor ngànnaay yi arme blanche yi ak station d'essence yi bañ fa jaay détail est-ce que loolu mooy liy régler problème bi wala y a d'autres mesures yoo xamante ni waroon nañ ko mën a jël pour fàggu ci li mën a xew dimanche incha allah. waaw loolu saa yu élection masaan am daan ko def te sax ngànnaay yu bari loo xam ne xejul ci loxo rek ngànnaay la ci yoon. muy saatu muy paaka ak lu mu mën a nekk. ay yat sax wala kuur yeeg wala yet yeeg kuur yeeg yooyu yëpp ngànnaay la te loolu ministère bi def loolu lu yaadu la lu ñu daan def ci élection la wante soo ko dee seet ci cortège yi
ci li ñuy wax marche yi ñuy def lan moo xew dafa am leader bu ne ñiy xëccoo képp ku ci nekk dafay wut ay niti boppam ñoo xam ne ñoo yore sécurité te ñooñu li ci ëpp léeg-léeg ay mbër la ñuy nekk walla ay borom doole walla jaaykatu doole yoo xam ne politique bi sax soxalu leen dañ leen di fay ñuy def sécurité te loolu itam lu ñu war a seetlu la ndax yaakaar naa ne daal état war naa seet nu ñuy toppatoo affaire sécurité ba nga xam ne bu élection jotatee affaire sécurité am ñoo xam ne sécurité mooy seen métier bu fekkente ne ñiy xëccoo bëgg nañu ku leen aar ñooñu aar leen waaye jël ku mun mën a neex te ñi ci ëpp ay samba booy la ñuy jël. professeur ñu yëriwaat campagne bekk fu ñu ci toll bokk gis-gis la ñuy dem seeti bi yoon kañ fa yebal Fatou Bintou Konté mi ngi ak seen njiit Pape Diop ci boppam Fatou Bintou gannaaw ba ñu la nuyoo foofee ndax Pape jàpp na ni mokk na wala des na. waaw jamono ji ñu ngi ak Pape Diop muy yore coalition man ko ci dëgg ñu ngi nii dañ ko bëgg def dañoo bëggoon mu defal ñu bilan campagne am ak espoir bu mu am ci campagne bi nii. waaw maa ngi leen di nuyu seen téléspectateurs yëpp di leen sant ci invitation bi ngeen ma defal campagne bi nag tey lay tëj yaakaar naa ni def nañu li ñu waroon a def yëpp. li ci def dañ koy bàyyi ak yàlla depuis le début on a été dans toutes les communes de Dakar ndaxte ñun dañuy positionner pour la Dakar alors moo tax dañu am liste dans les 19 communes d'arrondissement def nañu communes yëpp bàyyi ñu benn kon bi ñu demee aussi am nañu yaakaar parce que gis nañu adhésion bi nga xam ni population yi won nañu ko wax nañu suñu bilan bi nga xam ni bi ñu nekkee ci mairie Dakar moom lañ ko def wax leen aussi programme bi nga xam ni moom la ñu bëgg bu ñu yàlla tegee ci boppu mairie bi kon nag loolu li ñu waroon def yëpp def nañ ko ñu ngi bàyyi nag li ci des ak loxo yàlla. Fatou Bintou waaw Fatou Bintou waaw monsieur Pape Diop ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. ci wàllu woowu sànq maa ngi laaj Fatou Bintou ndax boor yooyu mokk na ndax candidat yi bari nañ te xëy na ñenn ñi jàpp nañu ni xëy na féeteetu leen ci nguur géeg yooyu moyens yi xëy na yoratu leen kook yooyu ndax jël ngeen ay matukaay ba xëy na la ngeen wax dugg ci seen bopp ba ñu mën laa jox bopp. waaw mokk moom wax ko moom ku ko wax tam da ngay wax lu la neex parce que xam nga électeurs yi ku ci nekk da nga am sa choix. am na ci ñoo xam ne nag ñu ngi déglu candidat yi ba xam lan lañ leen di proposer pour les 5 ans à venir loolu nag def nañ ko dem nañu ci nit ñi cette fois-ci dañu changer méthode de campagne parce que dañu préférer def campagne de contact avec les populations dem ci ñoom waxtaan ak ñoom wax leen li nga xam ne defoon nañ ko fi wax leen aussi li ñu bëgg ci 5 ans yi di ñëw programme boobu biñ ko étaler am nañu yaakaar ni nit ñi dégg nañ ko bu baax a baax. Parce que entre autres li ñu defoon fii nga xam ni gis nañ ni booba ba tey dafa am ay gàllankoor parce que lu mel ni éclairage public xam ngeen ni ba ma fi jógee Dakar dafa leeroon nañ waaye léegi lamp yi dafa mel ni entretien biñ ci waroon a def pour mu continuer leer defuñu ko loolu bëgg naa ko delloosi voirie yi également li ma ci defoon bari na ba tey yaakaar naa ni war naa cee dolli lu bëree bari. Marchands ambulants yi ñu ngi fi ba tey kenn recasé wu leen depuis 5 ans te dès le début ba mu fa jógee jëndoon nañu ay terrain ak yëpp ni dañ leen di recasé loolu yëpp mu nekk yoo xam ni programme la boo xam ni dugal naa ko ci. bëgg naa aussi def leneen loo xam ni dafay jublu ci xale yi muy wifi étendu nga xam ni ku nekk ci périmètre Dakar maanaam boo connecté wu internet doo fay dara. mën nañu jàng man ci jàng
parce que xam-xam bi yëpp ci àddina léegi ci campagne bi xam naa day profito ci waxtu yu mujj yi ngir askan wi gën ko dégg mu nekkoon kon njiitu bokk gis-gis noonu professeur ku ci nekk yaa ngi profito ngir wax mi ngi wax li mu def gars yi itam di ko sànni xeer ci li nga xamante ne xëy na waroon na ko def ba mu fi nekkeeg yooyu mais loolu yëpp askan wi ñoom ñooy tranché incha allah dimanche ci loolu nag yow professeur ni ñu ko waxee yaa ngi bokk ci comité de coordination bu M23 boobaak léegi yéen a ngi xool campagne bi est-ce que am ngeen ci benn liggéey bu ngeen ci def auprès des candidats wala naka ngeen ci taxawee ci M23 ci boppam. waaw M23 ci boppam xam nga ay politiciens ñëpp ca nekk wante M23 ci boppam génn na benn communiqué boo xam ne ñëpp ñoo ci manko ñu ne daal élection yii benn dañoo war a tànn conseillers municipaux yi nga xam ne ñooy tànn maire yi tànn ñu maire conseillers municipaux yi la ñuy tànn ñoom ci seen bopp ñoom ñooy tànn maire ñuy wax askan wi nag di leen artu ne leen am na ci ñoo xam ne alalu askan wi la ñuy campagner ñooñu buñ leen woteel am na ñoo xam ne biñ fi nekkee doon nañu saax-saaxe suuf si ñooñu buñ leen woteel am na ñoo xam ne ay gox-goxaan la ñëpp a xamante ku ci ne xam nga sa jikkoy moroom te ni nit ñi di tànne seen imam dëgg la affaire yu diine la waaye am na jikko yoo xam ne moom la ñu war a seetlu ci nit ki ñi nga xam ne dañuy wor seeni soxna ñi nga xam ne amuñu jàmm ak seeni dëkkandoo loolu yépp ñu sàmm ko ci teewlu ko bu ñuy tànn nit ñi ak leneen nit ñi ñuy tànn ñi ngi nii léeg-léeg ñoom la ñuy gis ñoom la ñu yaakaar ne ñooy njiitu réew mi ñooy njiitu gox-goxaan yi nañ seet boo ñu yore jikko yu rafet. jiital jikko yi kon professeur ñu làmbiwaat beneen diwaan quartier général Khalifa Sall kon moom maire bu Dakar moom it mi ngi ci campagne bi Salimata moo féetee boor boobu Sali lu fa yees ci xibaar Salimata kon la ñu yabaloon foofa ca Khalifa Sall professeur yaa ngi ko doon wax seet jikko yi mais askan wi mu mel ni Sali teew na Sali ñu ngi lay nuyu. waaw Ngoné maa ngi lay fay. Sali foofa réglage yu mujj yi fuñ ca toll ci camp Khalifa Sall. waaw comme ni nga ko waxee ñu ngi fii ci quartier général bu Khalifa Sall bi nekk ci deux voies Sacré-Cœur yi. fi mu toll nii nag liñ ci mën a jàpp mooy ay xale yu jigéen ñoo fi nekk sol seen ay t-shirt Khalifa Sall ñoom nag li ñu xamle rek mooy dañuy pare meeting de clôture bi nga xamante ni moom moo war a am Grand Yoff tey ci ngoon ñu ngi nii ak Moussa Taye mi nga xamante ni moom mooy directeur campagne bu Khalifa Sall ñu rek tàllal ko mu wax ñu tey nan lañ fas yéene taxawee. waaw tey dañu fas yéene dem Grand Yoff ci terrain bi ne en face de la mairie def un grand rassemblement de toute la coalition Taxawu Ndakaaru pour delloo njukkal Khalifa Sall ci liggéey bi rafet mu liggéey ak ci ni mu taxawee campagne bi dem ci kën bu nekk nemmee ko fa ñëpp a nekkal Taxawu Dakar ànd ak ñoom liggéey ak ñoom tey nag ñoom ñëpp dañu bëgg a ñëw fekk ko Grand Yoff mu taxaw wax ak askanu Dakar yëpp délivrer son message pour les élections de dimanche incha allah. waaw Ngoné comme ni nga ko déggee Moussa Taye moo doon wax léegi moom mooy directeur campagne bu Khalifa Sall fii nag ñu nemmee ko fi ay distribution t-shirt loolee lépp ngir pare campagne bi loolee lañ fi mën a jàpp en attendant ñu meeting ngoon bi fële ca kër Khalifa Sall Ngoné boo amul beneen laaj rek ñu delloo la antenne bi. Sali ñu gërëm la programme bi leer na meeting de clôture lay def kon ànd Taxawu Dakar ak Khalifa Sall foofee ca Grand Yoff la wax terrain bi jàkkaarloo ak mairie bi professeur ci ndorteel li ni ma ko waxee ñu ngi doon wax ak liste yu bari yeeg yooyu askan wi xëy na ñenn ñi taaye woteeg yooyu est-ce que am na liggéey bu ngeen ci def yéen au niveau du M23. defuñu ci liggéey boo xam ne mënees na ko wax wante li wóor ba wóor mooy. pour woo askan wi ñu génn wote ji ndax am na solo. waaw nit ñi war nañoo dem vote ji ndax vote googu ñuy wax xeex bu rëy moo tax ba léegi ci réew mi. képp ku fi juddoo am si kàddu am carte boo xam ne da nga koy joxe dénkaane ko sànni wuñ ko de sànni carte wax bu yàqu la dañuy dénkaane sa carte boobu am ka nga xam ne yaa ngi koy tànn di ko wóolu dëgg la nag tànneef bi dina jafe ndax xiiroo bi
ak ŋaayoo bi ci biir parti politique yi dafa bari loolu la moo tax ñuy ragal nit ñi bañ a dem vote ji jaamaarloo bi itam maanaam violence bi it bari na ci gox-goxaan yu bari ba nga xam ne loolu it dina tax ñu ragal nit ñi ñàkk bañ a dem vote te loolu baaxut ndax ñëpp war nañoo bokk ci élection yi tànn dëgg la nag tànn bi dina jafe lool ndax su fekkente ne woon tërëliin moo itteel parti politique yi kon duñu xiiroo ŋaayoo ba tasaaroo benn parti présenté ci benn dëkk ñaar wala ñetti liste su fekkante ne woon ku ci ne sa tëraliinu parti ak sa doxaliinu parti moom nga jiital faaw ngeen xamante ci seen biir faaw ngeen tànn kenn rawatina sax ñoom ñooy tànn ca cëppaandaw ga waaye ci njëlbéen li ñu dëgmal tigi mooy tànn ay conseils municipaux kon waroon nañoo mën a defar seen liste yoo xam ne ñoom ci seen bopp dinañ déggoo waaye su fekkente ne déggoowuñu mbooloo ci ngir may askan wi ñu gën a xam na ñuy taxawee yéen bu bis ba dimanche yegsi na yàggatul yàlla nañ ci suñu boom yóbbu naka ngeen nar a taxawee ci M23 xool ko dugg ci askan wi wala da ngeen di wote ñëw toog seen kër suivre tout cela à travers les médias wala waaw dinañ ko suivre à travers les médias am na itam ñu bokk ci M23 ñoo xam ne ay candidats lañu ñoo xam ne maanaam ci parti politique yi lañu bokk wala ñu bokk ci société civile maanaam ñi nga xam ne parparloo bokkuñu ci parparloo bokk ci benn parti waaye ñi ngi jéem a laaj kàddu askan bi yooyu ñëpp ñu ngi ci M23 ba nga xam ne taxawaayu M23 du weesu di seetlu di saytu jàpp sunu njàmbur nag te lépp lu ñaaw lu ñu gis ñu wax ko lépp lu rafet lu ñu gis it ñu wax ko. ñu gërëm la bu baax professeur Yoro Fall la ñu àndaloon mu di kon historien waa professeur. waaw dama doon ñaan rek. ma jaale. sëñ Barham Diop. ndaxte di ko jaale sëñ Cheikh Tidiane Niass di ko jaale sama xarit sëñ Mahi Niass. te rafetlu liñ def ndaxte bariwul këru diine yoo xam ne ca xabru seen maam ñu yóbbu ci koo xam ne diine ak xam-xam moo gën a rëy ci mbokkoo lu dul mbokkook deret loolu wane na jikko yu rafet mi ngi ci réew mi ba léegi te sëñ Barham nag moom boroom xam maa ngi koy jaale kàngamu réew mi yépp maa ngi koy jaale itam ummat islamiya te rafetlu itam taxawaay bi ndax bokk nañ ñi nga xam ne xam nga jumtuwaay bi télévision yeeg yooyu ni ñu mel léegi sëriñ mën naa nekkub sëriñ di jàngal ñoo xam ne ay taalibeem la ñu doon te du leen xam ndax télévision bi moo leen di may professeur ñu gërëm la bu baax kàddu gi rafet na professeur Yoro Fall la historien membre comité coordination M23 ñu àndoon ak moom ci élection yi mu ci doon indi ay leeral waxit kàddu yu rafet ci kooku nga xamante ne niñ ko waxee ci ndorteelu xibaar yi danañu ko jébbal boromam incha allah ngoonu ko tey Mame Barham Diop fële ca Kaolack ñu xooliwaat kon campagne bi ak Faty Dieng di ñu Aminata Mbaré Sow moom ma nga ànd ak coalition bés du ñàkk Aminata bismillah Aminata Sidi Jamil kon la ñu doon xoolal moom it waajtaay yu mujj yi ci campagne bi nu mu tollu waaye fu mu tollu waaye mel na ni Aminata kon génn na fële ci parti démocratique sénégalais Faty Dieng la ñu fa yabaloon moom it mu làmbal ñu rek gaa yi programme ngoon bi ndax niñ ko waxee minuit ci bisub tey ji kon ci la campagne bi di jeex Aminata dugg si na Aminata bismillah bés du ñàkk nu ñu na ma taxawee cet après-midi. waaw bés du ñàkk ñu ngi fii ci seen siège fii ci France ma ngi ak sëñ Mansour Sy Djamil ñoom nag tey fas nañu amal caravane ba pare ñu am meeting bu mag balaa ñuy sore ci wax ji rek ma jox la nga jokkoo ak sëñ Mansour Sy mu wax la ci bilan bi ak est-ce que am nañu yaakaar am dara ci élection yi léegi. sëñ bi maa ngi lay ziar ci àjjuma ji. asalaamaaleykum. kon campagne ngeen tey niñ ko waxee it tey ji la campagne bi di jeex jàpp nañu ni yëngu nga gaa yi gis nañu la bu baax ndax yaakaar nga ni li nga wax àgg na ci noppi ni ko gaa yi di waxee ndax mokk na ci askan wi wala daal fi ñu toll nii des na nga bëgg cee yëngu bu baax ngoonu tey. waa campagne maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp maa ngi nuyu auditeurs yi ñuy déglu yëpp di leen ziare ci bis àjjuma di leen déwénal ci koor gi nga xam ni moom lañ dégg man yàlla nangul nu
gis nañ ma bu baax a baax ci campagne bi nga xam ne bii moom la Bës du Ñakk di def ak sa candidat yi yëpp ak fu nu mënti nekk ci réew mi gis nañ ma waaye médias yi wonewuñ ko waaye 29 juin lépp dina leer li nga xam ne moom laa bëgg tirer comme bilan mooy que ne am na nit ñi fox bu nu fox jëm ci Bës du Ñakk fox boobu ñu fox nag gis nañ ko fépp loolu moo tax ñu am yaakaar bi mooy lan lu mel na nit ñi tey dañu yeewu nelawatuñu dañu weddi ni daan defee politique nekk ba ñu ni ëllëg la élection ñu dugg ci biir kër yi di jënd ngoru nit ñi ak di jënd seen diine dafa mel na su fekkoon ni woon loolu mooy tax kenn du fi jógee ak dara du fi jógee ak du fi jógee nit ñi nag def nañu bilan bi mooy lan mooy nit ñi am nañu lu ñu xaar ci Bës du Ñakk parce que xam nañu Bës du Ñakk mënul comporter wu comme ni ñeen leader politique di comporter woo moo tax ñoom ñëpp ñu foog ñëw li fi am lan la mooy mos ak mosaat ak mosati ñi fi nekk yëpp mos nañ leen pratiquer nañ leen xam nañ leen dañ leen sex ñu nekk doom ju nga xam ne dafa wex xat ñu yàbbi ko sànni ba yaakaar ni Sénégal yi fii ñu toll tey moo xam Dakar la mooy xam li di def ci réew mi ñàkk nu fayda ba jëlaat doom boobu di ko dugalal seen gémmiñ moo tax ñu bëggoon ñu fal ñu mos ñu nu mosul woon mooy lan mooy ñu am projet mooy ñu am leadership mooy ñu am équipe municipale mooy ñi nga xam ni am nañu itam éthique makarimul axlaaq jikko yu rafet yi nga xam ni ñoom lañu xaar ci un leader ñi nga xam ni itam am nañu cap xam nañu fi ñuy jëm cap bi mooy lan mooy Bës du Ñakk ëllëgay dàq loolu yëpp dugal nañ ko ci noppi nit ñi te nit ñi ni ñu wuyoo par rapport ak woo boobu ñu leen woo jëm ci li nga xam ne mooy seen njëriñ am nañu yaakaar ni incha allahu taala le 29 juin paysage politique bu Sénégal yi dana soppeeku bu baax a baax daan ñu gis ay nit ñu bees ñu nga xam ni daan leen wóolu pour que ñu soppi réew mi. ñu gërëm ko bu baax mu nekk Mansour Sy Djamil bu Bës du Ñakk sëñ bi Djamil mu mel ni génn na doon dikk kon ci li mu jàpp daal ni liggéey na ko ci campagne bi di jeex ci bisub tey di sàkku ci askan wi ni mu ko waxee ñu mos lu ñu mosul woon ñu xool leneen ñuy saf ñu dem kon lambi feneen parti démocratique sénégalais ñoom it campagne nañu Sénégal dugg nañu ci secrétaire général bi maître Abdoulaye Wade jàpp ci yenn diiwaan yi Faty Dieng lañu fa yebal xool it ñoom nu ñu taxawee ci àjjuma ji fas ko yéene doxale ngoon Faty gannaaw ba ñu la nuyoo lu xew foofu Faty Dieng waaw Faty yaa ngi permanence parti démocratique sénégalais foofee yëngu na wala ngoon la ñuy xaar ngir yëngal Ngoné si liñ fi nemmeeku mooy tekk-tekkaara leneen loo xamante ni si mën nañ ko wax mooy oto yi nga xamante ni si ñoom la ñu def photo wu nataalu maître Abdoulaye Wade ak yenn ci candidat yi ñu ngi ñëw lan mooy seen i tànk dañuy jël si liste votant yi ndax ku nekk xam na ne Ngoné élection yu mel nii président du tribunal day am liste votant yoo xam ne da koy jox parti wala bokk coalition de parti yi ñoom ñu jox ko seen i délégué yooyu ñoo leen di teewal ci bureau de vote yi kon fi mu ne nii Dagana waa kër Oumar Sarr ak ñeneen ñoo xam ne dañoo nekk ci yeneen gox ci diwaan ñëw nañu fii jël ci seen i liste votant jël ci seen i affiche ndax ku nekk xam na ne tey jii la maanaam tournant bu mujj bi ndax tey la ñuy clôturer seen campagne ñoom nag waa parti démocratique sénégalais nee na noppi nañu ngir jeexale mbir mi ci lu neex 600 candidats lañu ci 602 collectivités maanaam juróom-benn téeméeri candidat ak ñaar yuy xëccoo juróom-benn téeméeri collectivité locale ak ñaar ñu ne nag amuñu candidat ci zone bu ci mel ni Yëmbal Nord amuñu it programme central tey li ñuy def mooy kenn ku ne ñu bàyyi la nga demee au feeling maanaam li nga sentir ci dernier jour bi nga def ko nga seen soutien nag principal di ancien chef de l'État du Sénégal maître Abdoulaye Wade xam nga ko démb ma nga woon ci Mbour nee nañ tey programme am dara delluwaat Mbour ndax dafa guddee bu fa jugee jaar Bambilor Sangalkam daal di it xabaabal foofee ca Jaxaay loolee daal lañ fi mën a nemmeeku Ngoné kon dinañ jàpp ne maître Abdoulaye Wade moom programme moom tëral na ko ngir jàppale ay ñoñam waaye ay ñoñam yi xëccoo gox yeeg goxaan yi ñoom ku nekk yaa ngi xool tey naka ngay jeexalee sa campagne meeting visite de proximité te débat loolu yëpp ci ngoon lañ koy xam incha allah.
incha allah Faty Dieng la ñu àndaloon foofu ca permanence bu parti démocratique sénégalais moog yeneen reporter yi doon dellu si rek ci kon gaañ yi ni ñuy waajalee waxtu yu mujj yi ndax campagne bi tey jii kon lay jeex fu ci ne ñu làmb ko dinañu ci dellu si waat ngoon it incha allah Papis Diaw riiru campagne dina ci dikkaat làmbaat yeneen gox ñu gërëm nag ki ñu àndaloon ci waxtaan wi professeur Yoro Fall nañ ko waxee historien membre comité coordination M23 professeur ñu jaajëfal kon gërëmit mboolem auditeurs yi ñu téléspectateurs yi ñu àndaloon benn waxtu ba léegi rédaction bi incha allah dig leen daje 19h30 20h yeneen i xibaar ñu yendu jàmm